say at www.mikeystack.com. Aïcha, quels sont les signes? gaawee ma. Les signes révélateurs d'une infidélité chez l'homme moom la ñuy indi tey daf ci baax nag jigéen ñi ñu xaw a xippi seeni bët Asma ndax saa su nekk Binta da ngay gis ne jigéen ñi parfois dañuy gëmm di bañ a gis dañuy li ñuy laam-laamee sax naam dëgg lay nekk mais dañuy gëmm bañ a gis moo tax il faut que ñu leen di xippiloo seeni bët ndax wujj dafay bette saa su nekk bu fekkente ne dangaa xaw a yolomal tuuti nga commencé dëgëral nag balaa ñu lay indil keneen koo xamante ne dafay ñëw daal di jël sa place daal di moom sa waay donc loolu pour nga bañ ko nag il faut nga am bëtu seetlu bu fekkente ne da nga commencé di bàyyi sa bopp sa jëkkër di changer wala ki nga xamante ne moom nga nekkal mu commencé di changer yenn comportement yi am na signe yoo xamante ne moo koy wane ni muy amee ci jigéen noonu lay amee ci góor nag jigéen ñi nag bu ñu xasee ba dugg ci sëy mooy emprisonné nañ leen donc dañuy faral di topp seen borom kër ba tax na am na yu bëri mënuñu koo def léegi nag góor ñi comme ñoom nee na yàlla may na leen ñu am bañeent ñoom ils se permettent de tout faire bu ñu génnee ci mbedd bi lu leen neex la ñuy def ba tax na xale jigéen yaa ngi jooy ñu ngi misère ñu ngi sonn si ñi nga xamante ne góor ñi dañuy foog ni buñ la takkee ba pare comme ñun dañu yàlla daf ñu yemale ci ñoom kenn pour ñoom c'est fini ndeysaan ñoom bu leen neexee génn def lu leen neex effectivement dañuy pour àtte bi benn la de atte bi benn la mais nag moom njaaloo la voilà njaaloo la mais nag ñoom dañu naan comme may nañ leen ko rek mën nañoo xool di koccaatu ci xale jigéen yi moo tax nag tey dinañ am ñoo xamante ne dinañ leen xaw a feeñal as tuut wax leen li ngeen di def baaxul remonter leen seen i bretelle ngeen yam seen place toog xam ne da ngeen di sëy comme jigéen ni muy sëyee góor noonu la war a mën a sëyee jigéen ni muy yemee ci kenn góor ki tamit noonu la war a mën a yemee ci kenn wala ñaaram yi nga xamante ne am na leen ba pare donc mu bañ a xoolaat feneen daf ciy baax ñu leen di fàttali Mame Sidi ba mu mënee woon image chemise boobu ma jël chemise boobu ngeen wax ma góor ñi lii bu ko jigéen gisee ci yéen lan ngeen koy expliquer Mame Sidi Bakary waaw Mame Sidi professeur d'Anfaxa lii laa bëgg a xam lii jigéen bu ko gisee ci sa chemise lan nga koy expliquer lan nga koy wax ban alibi ngay am loolu laa bëgg a xam Asma. Professeur, déjà, à vous la parole. Mais c'est le logo de mon entreprise. Oh my God, qu'est-ce qu'ils sont inspirés. Bakary ak Mame Sidi seen jabar yi bu ñu gisee lii ci seen chemise lan ngeen di tontu. jar na laaj dañ doon casting démonstration. Bakary loolu lay joxe. Mame Sidi nga ne. nee na faalewu ma sax. non Serigne moom du la tontu ci loolu quoi Serigne Sidi. mi ngi noonu du rouge sur le col de votre chemise bu ñu ko gisee rek dañuy xaw a am xel ñaar li bokk na ci signe yi nga xamante ne bu ko jigéen gisee war na ne taxaw seetlu attention am na loo xamante ne mi ngi fuile ci sama entourage war naa mën a monter samay garde góor ñi parfois dañuy wàcc duñ ci bàyyi xel seeni chemise wala seeni veste dina am yenn tache yoo xamante ne ñoom duñ ci bàyyi xel jigéen bu ko xoolee mën na cee bàyyi xel lu ci mel ne rouge à lèvres yi nga xamante ne moom mooy faral di takk ci seeni colu chemise ndaxte bu fekkente da ngeen a jàdd ruqu mën na am trace yi nga xamante ne bàyyi ngeen ko crime bu parfait amul ndax dañuy sàcc bu ñu demee yollee ko def li ñuy def bu ñu ñëwee toog foog ne duñ leen jàpp alors que jigéen ñi dañu am flair à chaque fois bu fekkente ne dañuy douter c'est parce que li ñuy douter am nañ ci preuve jigéen du tëb rek wax donc bu waxee rek am na lu tax fekkee wàcc nga takk nga rouge à lèvres wala sa veste takk wala nga takk leneen ak leneen wala ngay xeeñ surtout parfum boo xamante ne parfum jigéen la saa su nekk donc am na ñoo xam bu njëkk ba paa yi xam nga ci lan lañ leen daan jàppee Binta ci cuuraay lañ leen daan jàppee ndax gis nañ ko ci théâtre yi dañ daan wàcc dañ daan simmeeku ñu jël seen koppati teg ne jël seen ñetti abdu daal di koy simbi daal di koy lonk ci cuuraay jéegi féroce yi loolu lañ doon def comme ça boo ñibbee sa aaw dina ne cuuraay bii may xeeñ jëlee woo ko ci man donc bu njëkk ba loolu lañ leen doon jàppee mais léegi nag parfum yeeg yeneen ak yeneen parfum yu neex yi xeetu fruité yi boo demee sa jabar xam na parfum bi muy xeeñ waaye boo demee feneen boo ñëwee parfum bi ngay indaale moom itamit xam na ne parfum bi moom moomu ko faites attention góor ñi ñu ngi leen nii teg leen bët di leen ziyete fu ngeen dugg ñu daal di leen xool lan ngeen di def. Bakary nee na. jël bu la def lii pour te montrer à quel point. les hommes tiennent à leur épouse. et les petites maîtresses. je vous parle. non mais c'est vrai professeur. góor ñi dañoo fonk seeni ay jabar. gis nga Bakary dafa wax lu am solo moo tax ma digressé. dugal ko nii may la nga jëlaat souffle madame Cissé. mooy que nee nañu jigéen bu la def loolu dafa bëgg tas ci sëy te da ko répéter 3 fois sans s'en rendre compte. ça te montre à quel point dans son subconscient il est apeuré par le fait de perdre son épouse. donc toog leen
nga ne nuñ leen di xàmmee. Wilson moom nee na Asma bu fekkente ne moom lii da koo dal bu demee danaan collègue am moo ko biis xam naa mu daal di takk ci chemise am. collègue ba ci collègue ba ci gis nga biis dafa am fu mu yem Asma câlin tamit dafa am fu mu yem de day feeñ de biis ci lex la yem mais colu chemise. câlin lu ne mën na faa génn donc loolu dafay indi ay soupçon bokk na ci signes yoo xamante ne boo koy faral di gis defal attention mën na nekk comme Asma li mu wax maîtresse yi parfois dañuy alerter donc ñoom ñooy bëgg feeñal seen bopp yow ku góor ki mën nga ko bañ a gis mais mën nañ ko def foo xamante ne sa jabar mën na ko gis pour wane ne fii am na keneen koo xamante ne mi ngi bëgg a dugg samay garde am na ci góor ñoo xamante ne dañuy bàyyi seen bopp wala da ngay jékki-jékki rek ñu gis nga commencé nga gis ne ñu ngi commencé changer soit seen habillement mu ngi changer seen style coiffure ñu ngi gën a toppatoo seen bopp ñu ngi gën a jënd ay parfum di teg ñu ngi gën a jënd ay dàll xolal yooyu yëpp ay signe la jigéen ñi dañ koy xam dañ koy naan donc Asma kooku bokk na ci labat bu bees bu fekkente ne da nga am gel bu bees nga faral di fay jàdd donc am ñoo xam dañuy changer complètement style di dem di jënd ay affaires yu bees di watu di changer coiffure buñ daawul woon wéev sax dañuy wéev ñii di ñuulal donc lépp daf ciy bokk Mame Sidi est-ce que du loola tax mu bëgg defaraat ñoñam yi ba nga defaraat ko fi loolu yëpp am na ñoo xam ne Asma dañ naan la demal sa kër yaay del dem sa kër yaay del noppalu Binta del noppalu del dem sa kër yaay di noppalu foofu il faut passer week-end bi tout le temps ñu ngi xool nu ñuy stratégie wee pour bëgg di la buux seen kër pour ñoom ñu am liberté pour mën a toj dëkk bi yooyu aussi ay signe la yoo xamante ne boo koy faral di gis ci sa waay defal attention bu baax a baax ndaxte plus que mu lay dàq plus que mu ngi éloigné wu ci yow am na keneen koo xamante ne moom mu ngi roofu donc yooyu yëpp il faut que ñu koy bàyyi xel tout le temps di wax nit ki demal sa kër mbokk demal sa kër yaay demal nga noppalu pour yow nga mën a am sa liberté am na ñoo xamante ne tout le temps nag dañuy tàggoo di faral di tàggoo ay tàggoo yoo xam ne doo comprendre ay mission ay séminaire yoo xamante ne du mës a jeex Macky Sall sax amul nombre de mission yooyu noonu ñuy am ñoom chaque instant ñu ngi naan dama am mission dama am réunion non dama war a dem fii dafa am ñu may xaar dama am ay gan yu ñëw donc yooyu yëpp dañ ci war a bàyyi xel jigéen ñi nañu moytu góor ñi dañoo am stratégie jigéen ñi ngi amee stratégie góor ñi noonu lañu amee stratégie pour di ñu tromper te ñun ñoo ci gaañu à chaque fois ñun ñooy jooy ñun ñooy toog ci kër gi ñun ñooy yor xale yi ñun ñooy togg reer beeg añ beeg ndekki bi pour bëgg ñu kontaan ñun ñooy defar ba mu baax te souvent duñ ko gis dañuy préférer di dem di xooli ji feneen donc Asma góor ñi nee nañ ma li ñuy wax ni bu ko répété waaye dama koy répété ndax man du ma nettali mais lu ma xam mu siiw professeur Bakary Banora nee na lépp loo gis ci àdduna congé da cee baax liggéey congé da cee baax sëy bi congé da cee baax waañ bi congé da cee baax te li ma si jaaxal mooy ñun bu ñu jëlalee suñu initiative bu bopp naan dañuy dem congé ñoom dañuy tumranke est-ce qu'à un moment donné il faudrait pas que énergie bi ñuy jël di doxaan bu ñu ko doon jël di renouveler di dundalaat seen mbëggeel seen cofeel seen digganteeg seen soxna est-ce que du leen ëppal njëriñ que dem di doxaani gauche droite oui c'est-à-dire que am na lu mu wax léegi c'est très intéressant parce que xam nga infidélité maanaam njaaloo dafay indi toujours problème diggante ay couple et Asma damay jox benn exemple rek dama amoon benn xarit bu jigéen bu nekk France Marseille dafa dund 17 ans ak benn góor mais sëyuñu woon mooy concubinage léegi bu ñu sëyee ba pare ñoom union libre la ñu def maanaam ku mu neex nga dem xool keneen ku jigéen ki comme ku góor ki mais bu ñu sëyee ba pare ñu ku góor ki saa yu keneen ki ñëw ne ko tey damaa jaar ak diw ak beneen góor mu fiir ko alors que def nañu 17 ans ci te bu ñu doon mariage dañ doon wax ne loolu c'est libre c'est-à-dire boo soxlee sa bopp nga dem et puis nga nettali ko keneen ki mais après seen sëy au bout de 3 mois dafa tas alors que defoon nañu 17 ans union libre mais bu ñu ñëwee donc ça veut dire que c'est problème bu am solo la dafay tas mais nag li ñu gis le plus souvent mooy góor yu njaaloo c'est les meilleurs maris. Ah bon? waaw. Les infidèles sont les meilleurs époux. Absolument. Ah moi ils vont me faire souffrir, j'en veux pas. Non, c'est les meilleurs. Non, parce que doo ko xam. Non, justement, c'est-à-dire que xam nga léeg-léeg tam wóolute am na ci. Et puis mbëggal am na. Ça veut dire que boo bëggee nit bàyyil di xool yenn détails yi am na loo xam ne dañ koy nettali ci sunu cosaan maam yi. am na ay xeetu sénégalais yoo xam ne dañ koy nettali. ñoom bu ñu voyagé ba pare ay góor bu ñu voyagé ba pare bu ñu teel a ñëw. bu ñu ñëwee guddi du ñu dem réveiller seen jabar dañuy toog wetu dëkk bi ba bërset ñu soog a dugg ci dëkk bi parce que bëgguñu fekkee dara donc ça veut dire que quelque part aussi l'amour est aveugle. looy wër da nga koy gis. léeg-léeg sax mun nga wër gis signe yooyu ngay wax mu nekk ku góor ki mu def ko pour nga fiir.
parce que dafa gis ne calculer too ko sentir tout la mu bëgg la yee donc mu provoqué la bu ñëwee mu dem sangu ji bu ñëwee mu def ay yenn parfum yi genre bintaay bu ñu sëyee ba am benn doom rek seen doom rek mooy doon seen àddina voilà donc finalement dootoo calculer ku góor ki donc des fois mu la bëgg a yëkkati mais en général ki nga xam ne les gens ñun ñëpp ay góor lañu xam nañu suñu copains yi nga xam ne ñoom ñoo nekk les plus grands infidèles les plus grands dragueurs am na ñoo xam ne sax ñamewuma ko ñamewu leen présenter Binta parce que tellement ils sont forts mais ça veut dire que aussi c'est les meilleurs maris c'est les meilleurs maris donc il faut que vous choisissez su fekkee da nga bëgg a am jëkkër boo xam ne tam il est très sérieux du dem fenn c'est quelqu'un qui manque d'imagination c'est quelqu'un qui ne fait pas de beaux cadeaux c'est quelqu'un qui te rend pas heureuse. Ah bon? Oui parce que non je te prends l'exemple mooy param non damay jël benn exemple Asma su ma amee 2000 francs nga ne ma demal jënd ay pain su ma jëlee 2000 francs dindi ci 100 francs yi 1900 yi ma dem jënd pain dinaa tànn pain yi gën a dijj su ma la indi nga bañ a xam ne lii du 2000 francs mais su ma amee 2000 ma fekk ne njëgu yi dañoo cher mais du ma def benn effort. Comprendre nga parce que c'est ce qu'on appelle un peu la mauvaise conscience. C'est-à-dire que l'infidélité dafay dugal nit ci mauvaise conscience. boo defee 20 000 francs dépense ci sa maîtresse. boo ñëwee nga def 20 000 francs sa jabar. Professeur am ñoo xam dañ koy wàññi de. non en général seen jabar 10 000 seen maîtresse 20 000. non en général c'est pourquoi loolu. non parce que kee moo bees. mais loo ci xam man je suis un homme. damay waxtaan ak góor yi. Professeur wala li nga nekk góor moo tax nga xam ci dara. damay waxtaan ak góor yi. da ngay joxe 20-20. non je dis encore une fois un homme infidèle devient un amant très assidu pour son mari et sa femme. Ah bon? Waaw. Maintenant nag. Est-ce que vous avez vécu l'expérience? Non, j'ai pas vécu d'expérience, mais j'ai des amis qui ont vécu l'expérience. Non, mais je vous dis encore une fois, les hommes, bon, c'est pas encore une fois baaxul. Mais bu ñu xoolee ci dans les faits. bu ñu xoolee dans les faits, les hommes infidèles ce sont les meilleurs maris. Donc man conseil bi ma mën a jox au regard de tes astuces là bàyyi leen wër. bàyyi leen uti ay indice bàyyi leen enquête seen jëkkër yi. Mais des fois il professeur, faut les aimer. Non, c'est-à-dire il faut aimer ton mari. Quand tu l'aimes à un moment donné il aura mauvaise conscience il va soit revenir ou il va arrêter de faire ce qu'il fait mais su fekkee non su fekkee ay defante la mais yooyu day yàqu après day yàq ay mariage. mais prof Binta Ba. góor ñi tey professeur wax na ko xëy na ñoom seen gët da dul suur. te da ngay gis aussi il y a des témoignages mus naa ko seetaan ay jigéen yu naan foo fekk góor gu mat kilifa këram bu doxaanee du frégué trop jabar ji. Est-ce que kon cette jalousie des femmes est-ce que c'est parce que poche yi moo matul mu toog fi naan damay toog di ko muñal ba pare muy doxaan wala bu fekkee ni waa ji mattale na li ko war ci kër gi rek da ngay xool jabaru borom xaalis li jëntuñu seen maîtresse. loolu tam dëgg la ba mu des first lady. mii noonu Asma comme ni nga ko waxee c'est que nit ñi nuroowuñu peut-être Asma li nga xamante ne mën na ko muñ Binta mënu ko muñ Kia mën na muñ nit ñi ay degré lañ tey jii am na jigéen ñoo xamante ne dañoo fiir ñoom ñu yor ak ñu ñàkk bañ a yor bugguñu bokk seen jëkkër ak kenn nañ ko waxte dee am na ñoo xamante ne nag moom dara frége ñeentewu leen comme ni ñu koy waxee ñoom ay nañ ma base cadre bi ay raadawee lañ seen jëkkër bu doon doxaan ba ñu fekk ko sax ci kaw lal bi ak keneen safu leen donc nit ku nekk ak ni la yàlla bindee mais encore rek li ma si bëgg a préciser mooy Kia tey jii boo bettee sa jëkkër muy labat du infidélité parce que bu fekkente ne dafa signé ba ñeent signé polygamie nekk di nag labat keneen pour indi ko comme ni mu la indee foofu moom boo ko fa jàppee du infidélité peut-être que am na keneen parce que nag munoo ñëw rek takk dina am période boo xamante ne di nga labat foofu nag buñ la fa jàppee nag wax dëgg ne yàlla xëy na du neex moom Asma mais nag di nga xam ni ku góor ki tam mu ngi ci tànku ut keneen ni ko l'islam mayee bàyyi leen di tëj buntu yi et aussi c'est vrai que waaw yëpp yi dafa war a yaatu Asma voilà mais nag na nduroog doxaanu takk parce que góor ñi dañoo saay-saay ñi mel ni sama grand frère bi am naa grand frère bu tudd Bakary moom laay tutoyé nii ku mel ni moom il faut responsable jàmm nee na dama responsable mais oui mais Rokhaya madame Cissé tey jii góor ñi doxaan pour takk ñaareel da ngay gis ne nii professeur duñu foo
duñu ñëw sa kër benn heure yi duñu la jëlal appartement man dama daan dégg sama yaay naan ma góor bu la bëggee dëgg bu la bëggee def soxnaam doo lekk xaalisam bu takku dina dalal sa xel wan la ni boo ñëwee ci man dinaa la yor dinaa la yiir dina la won luy dalal sa xel mais du la këpp xaalis est-ce que aussi léeg-léeg góor ñi du ñu mbubboo affaire damay takk ñaari jabar di doxaan àdduna bi yëpp. mais moom la ñuy mbubboo Asma ku la ne man lan laa signé polygamie loolu lañ lay wax di ba pare di nekk ci mbedd bi di raasaatu loolu la ñuy wax de sérieux wuñu benn yoon. waaw mais. professeur. waay. madame Cissé xam nga léeg-léeg da ngay dégg xale yu jigéen yi ñuy wax ne góor yi am jabar. ñoo gën a neex génne puisque duñu la sonal ay affaire mariage parce que jigéen itam dañuy bëgg a foo surtout xale yu jigéen yi. oh professeur. génération non mais je vous assure génération 18 21 25 ans 26 ans yi mais dañoo métti c'est-à-dire ñoom dañu koy def liggéey. donc souvent nag am na ñoo xam ne ils sont pas suffisamment forts. mentalement wala psychologiquement ils succombent duñ ko sax tey. loolu objectif u mbaraankat la moo tax loolu da koy arrangé plus que yow ngay occupé moom da koy arrangé te peu de temps bi ngay ñëw di ko may moom arrangé na ko boo paree nga dem si sa jabar moom tam mu continuer ay parcours am ku nekk rek ak sa objectif Asma waaye góor ñi dañuy def ay yoo xamante ne jigéen ñi parfois dañuy fouiller nag mais am ñoo xamante ne duñu fouiller mais dañuy am ay indices comme ngeen ko waxee dañuy am ay signes yoo xamante ne moom mooy tax ñuy douter parce que ñoom wóoruñu di nga gis koo xamante ne ku mel ne man tey peut-être wóorul jëkkëram wàcc chemise am xaw a takk rouge à lèvres wala muy faral di koy xeeñ benn parfum boo xamante ne du moom surtout bu fekkente ne mu ngi koy def câlin si côté cou bi noonu muy xaw a xam ne man parfum bii may xeeñ xam nga cou bi dafa sensible Asma coup bi tamit dafa Fall Ndiaga nee na bu demee anniversaire tonton Fall Ndiaga est-ce que doo ñëw fii. xam nga du n'importe qui ngay bokk neen tonton Fall Ndiaga garaawul yooyu yëpp xam nañ ko ay système la man ku bokk sama jëkkër am na ñoo xamante ne seen téléphone nga gis ko ak gis nenu jaan ñoo yam xam nga nenu jaan doo ko gaaw a gis seen téléphone doo ko gis am na ko ñoo xamante ne seen télé am na ci dégg naa benn anecdote femme bi nee na moom musul douter mais dafa jékki-jékki rek téléphone jëkkër ji moom daal nee na day disparaître bu dugg see ci kër gi dootul gisati téléphone jëkkër ji moom affaire yi bizarre ndekete waa ji buy nelaw ci kawas yi la koy dugal ci biir daal yi xam nga ne loolu c'est suspect xam nga ne loolu jigéen bu ko gis dina douter tamit góor ñi may leen di dafa yërëm rek dafa yërëm jabaram rek yërëm kon kay bu ko yërëmoon dëgg dina régler man ku fi kott sama jabar dinaan jëkkër dinaan da nga koy bisu ay accolade coup yooyu di nga xam ne lépp dëgg la kenn man par exemple les ay hommes fidèles yi xam naa ci kenn mooy sama benn mag Dembo Damfara xaar ma tudd ko mu ngi yow ne moom buy daw ci tali bi xale yu jigéen yi buñ ko arrêté day taxaw quoi ne ko loo bëgg mu ne ma yóbbaale la mu ne xaaral ma photo la yónni ko sama jabar su nangu ma yóbbaale la donc ça c'est des hommes fidèles mais en général la plupart d'entre nous. ma ne Rokhaya daal xam nga lan la ñuy def. dañuy def ni ñag yi. waaw ñag yi bu ñu yeggee ni yow da ngay doxaan seen jëkkër wala seen jëkkër da lay doxaan. dañu lay àq si sa kër. jàpp la tuur la ba sa yaram sedd. dëgg la noonu la ñuy def demal Côte d'Ivoire. waaw mais moytul fekki koo xam ne mun na dóor moom itam. waaw dëgg la waaw moytul fekki benn ceinture noire nag. waaw moo tax parfois ñu ci bëri sama genre yi. téléphone rek la ñuy woote yow bu ma la jàppee boo bàyyiwul sama jëkkër. waaw yow xoolal dinaa la nii dinaa la naa te fekk duñ ñëw de distance rek lañ koy def la fii parce que risque la ponkol boo fi gis famille am na beneen ponkol bu fa ne boo demee nga tase ku la mën nga dem indi say mbokk ñu mën ko Asma waxal jàmm professeur man kenn kott sama jëkkër man bañ naa ko sax ba sutural seen jëkkër yi rek sutural il y a un exemple Hillary Clinton biñ ko posé question ne sa jëkkër dafa àndoon ak benn secrétaire am yëgu ko woon ci télévision bi plateau télévision la ko yëgee mu xool journaliste bi dans les yeux mu ne wax nettali na ma ko mais bu mu ñibbi këram mais xuloo bu métti la fa def mais ba léegi moo jël te c'est-à-dire dafa sutural jëkkëram donc yooyu tam am na c'est-à-dire boo tànn benn nit nga ne kii mooy nekk sama jëkkër day am erreur wala day am ay défaut fexeel jubantiku fexeel defar mais bul nekk fii di bëgg a rechercher toujours ay confrontation ci recherche ñu confrontation dama ne professeur vivons mieux vivant caché dem naa restaurant ak monsieur am ñu xàmmee félicitations heureux ménage dafa yéwén moom alors on paye leur addition ma ne ko oui ma
payloo ma la addition. mii nañ la tëw ma la géej. waaw dimbali ma rek. waaw nañu caché. waaw bu dul loolu rek damaa bëgg ñu gudd fan. c'est clair. dëgg la. moo gën a wóor yooyu noonu. ba tey ci signes yi la xam naa jigéen ñu ngi toog naan. man lii mës na ma dal lii mës na ma dal parce que dëgg la dafa nekk loo xamante ne parfois du ñu wër mais dafay taxaw suñu kanam ne maa ngi nii. donc yooyu yëpp xam nga tëdd ak sa waay Asma amatul benn passion boo xamante ne am na ko ci yéen ñi entre yéen donc amatul li daan am noonu amatul sexuellement satisfaire tout la donc boo ko jegee muy xaw ne damaa sonn tey damay nelaw te fekk rey na boppam feneen donc yooyu yëpp dafa nekk ay signes yoo xamante ne dafa metti am ñoo xamante ne Asma pour ñu embrasser la sax dootuñu ko defati ak passion loolu tamit bu yàggee dafay am ay signes yoo xam ne non dëgg la parce que tamit mën nañ ko wax fóonante non ci olof voilà bisou la jëkkër ak jabar kay lu si voilà donc dafa am passion boo xamante ne moom moo ci nekk bu fekkente ne ñaari nit yu bëggante la sentiment yi mu ngi fay nekk ba tey mais Binta bu fekkente ne passion boobu amatu am ñoo xam gaaw dañ pare yàkkamti nañ sonn nañu donc ñooñu da ngay dem ba après yow da nga naan yaa anguille sous roche donc il faut que ma def attention ak yeneen am ñoo xamante ne non Asma lii di ma ci waral lim yépp dafa jeex. voilà yaa ngi ci introduction bi. non maa ngi ci introduction. d'accord. dama benn xarit boo xam ne dama ko gis mu jël oto bi rek lu ne mu génnee lu ne mu rangé parce que waaye lii lan mu ne non sama jabar laay abal sama oto suba te dafa am yu bëri yu nekk sama biir oto donc xam nga loolu tamit nekk ci xol donc dafa am yoo xamante ne tout le temps oto yi parfois da nga ciy dugg fekk ci ay yu kenn xamul donc sa oto jëkkër nga dugg ci fekk ci yoo xamante ne aussi daf lay duteloo Asma loolu yëpp dafa metti si jigéen ñi te tout le temps ñu ngi koy muñ góor ñi bu fekkente ne yamoo leen soyez vigilant wala bu fekkente ne muñ ngeen a fidèle tamit ngeen fidèle parce que jigéen ñëpp mënuñu leen jeexal jigéen ñi tamit nañu muñ rek te bañ a fuye bu metti bi bu fekkente ne yaa ngi xaar wujju kay jarul ngay fuye bu fekkee gis nga indice tamit boo ko munee muñ nga muñ ko boo ko mënul muñ nga teg sa waay lapp yu metti daay koy bàyyi mu def Asma bëgg naa ci rek sànni leen jigéen ñi sëy tamit nañu am dëgër laay sax ni guy parce que des fois di nga am ay xarit yoo xamante ne wala ay àndandoo sax laa koy woowee yoo xamante ne yéene wuñ la sa sëy yéene wuñ la sa jëkkër dañuy seen sa jëkkër taxaw fee ca boppu koñ ba am ku muy waxal di photo wala di inventer ay histoire di ko wax lépp rek pour yàqal la sa sëy jigéen daal booy sëy je pense que sa yaay doy na la conseiller wala nit koo xamante ne yéene la jàmm mais boo bëggee ñëpp nga dugal leen sa ménage nit ñemee di photo sa jëkkër fee di la envoyé gis naa ko fee otoom romb na ma gaare na fee dañ lay tasloo sa sëy mel ni Binta Baxte duñu sëy donc loolu itam jar na bàyyi xel bu baax a baax. c'est important nañu sax ni guy j'aime bien ce terme là. te pour nga sax ni guy nag Binta Ba gis nga jëkkër ak jabar. tëjal bunt wàcca parentère boobu. ni ngeen ciy wéetee na ngeen ci wéetoo. jeex na la ca des waajur yi la te na nga ut sax nag waajur bu màndu. bu màndu di faral la doomam kooku matugul goro dafa war a far ñoom ñaar ñëpp ak far dëgg jeex na man moom. bu kenn madame Cissé li nga def noonu la de bu kenn teg ice monsieur bu ko kenn xàmmee mun nañ ko romb ci mbedd mi te kenn du ko xàmmee. man moom ay jooy laay faje infidélité jooy ay jooy. waaw baax na amoon na ay jamono dama doon raag mais léegi xam nga mag laa. Asma ma ne lunette yi muy takk sax bu ko jigéen rombee monsieur Cissé du ko gis. waaw lunette yi de waaw mi ngi noonu. du ko gis. Aïcha en tout cas mi ngi noonu.